salaamaaleykum sunu mbokk yi yéen ñi ñuy seetaan ñi ngi jégalu ci retard bi nga xamante ne am nañ ko ci tàmbali émission bi ci waxtu bi ñu ko bëggoon ñi ngi tudd Boubacar Niang di syndicaliste fii ci Italie dellusiwaat fi tey ngir waxtaan ak yéen ci lois et règlements mooy loi yi nga xamante ni ak doxalin yi ñu tënk pour sunu nekkin ak sunu dundin fii ci Italie tey ñu ñëwoon bëggoon waxtaan ci ñaari tomb ndax bëgg nañu ñaari ay bés yu nekk ñu ñëw teew fii waxtaan ci ay tomb yoo xamante ni xëy na dinañ ci indi ay leeral bu fekkente ni aussi am na ñoo xamante ni am na luñ ci bëgg a laaj mën nañoo woote nañu ubbi téléphone yi waaye teewul aussi bu fekkee am nañ leneen luñ bëgg a laaj lu duggul ci thème bi toujours ci wàllu immigration aussi dinañ leen tijjil téléphone yi ñu laajte ko buñ ci amee tontu yi mën koo tontu ci saa si danañ ko tontu incha allah ci biir émission bi. bu dee loo xamante ni mënuñu koo tontu danañ wut tontu bi bu ñuy dellusi si yeneen émission yi la ñuy njëkk def mooy tontu loo xamante ni laajoon nañ ñu ko te tontu wuñ ko kon tey ñu fas yéene woon waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy permesso di soggiorno renouvellement bi maanaam këyit bu jeex nga war ko defaraat ak ñaari tomb la permesso ak carte di soggiorno day dugg toujours ci renouvellement. mais aussi ñu bëggoon waxtaan ci ricongiungimento familiare regroupement familial ki fi nekk di góor mbaa muy jigéen tey liggéey bëgg indi ki muy séyal wala ñaar ñu fi nekk bëgg indi seeni doom wala ki fi nekk bëgg indi njabootam jële ko Sénégal ñëw fii nu muy doxalee pour mën a def loolu kon tey ci ñaar yooyu la ñu fas yéene woon bëggoon waxtaan ak yéen ubbi téléphone yi ku ci bëgg woote aussi mu woote ci li ci njëkk mooy permesso di soggiorno ak carte di soggiorno ku nekk xam na ni bu ñu ñëwee fii sunu nekkin fii pour mu yomb pour ñu mën fi liggéey normalement pour ñu mën fi wut kër normalement pour ñu mën fi yor oto faaw dañuy am këyit bi nga xamante ni moom la ñuy wax permesso di soggiorno te këyit boobu ñaaree yombul ngay ñëw indaale ko lu dul nga jaare ci regroupement familial wala li nga xamante ni daana fi am ñu koy wax flus boo fi ñëwee te amoo ko comme ñun jamono yi ñu fi ñëwee da ngay xaar di ñaan bañ fee am yenn jafe-jafe yi ba li ñuy wax sanatoria am parlement bi voté ko ñu may la ci conditions yi ñuy bindee ni moom ngay déposé nga góorgóorlu fexe ba dugg ci ba mën a am kayit pour mën fee liggéey en règle ñun ci yoon boobu lañ jaar. am na ñoo xam ci flux lañ jaar ñu defaral leen ñoo fekk fi seen kayit am ñoo xamante ni regroupement familial lañu waaye bu fekkee yow da nga fay ñëw am fi kayit li ñuy wax lavoro subordinato mooy yow sa kayit liggéey moo tax ñu may la ko ndax am na kayit bu ñuy wax lavoro subordinato am na kayit bu ñuy wax familiare famille moo tax ñu jox la ko am na kayit bu ñuy wax asilo politico kooku asile politique la am na bu ñuy wax motivo umanitario waaye ñun bi ëpp tey ci li ñuy wax mooy lavoro subordinato ki ñu jox kayit pour mu liggéey bu kayit boobu jeexee nu mu koy renouveler ñu bi ci parenthèse ki ñu jox kayit parce que jàngoro la am fii ci Italie muy sanità ñaare dañ koy jox kayit boo xamante ni du ci mën a génn mais aussi du ci mën a liggéey benn diir bi bu ñu demee ba gis ni jàngoro ji ko dal jàngoro joo xamante ni la su delloo dëkkam mun na koo faat ndax xëy na faj mi demeewu fa noonu ca lañ koy doog a jox kayit bi nga xamante ni moo définitif pour mu dund fii kayit boobu nag moo koy may mu mën a dem wut liggéey wala mu mën a yëngu ci leneen ci réew mi mais ñi nga xamante ni comme sama maas gi la ñu dañoo am kayit ci lavoro subordinato mooy maanaam kayit dañ la ko jox pour nga liggéey nag mun na doon nga dem ñu embauché la di la fay salaire mun na doon yow nga ubbi sa activité bopp di liggéey am kayit yi nga xamante ni partite IVA comme ni ñu koy waxee registre de commerce si ñun di fay say taxe mun na doon aussi nga bokk ci société comme coopérative nekk fa socio taxawal dara ngeen di liggéey yooyu yëpp may nañ la ko mooy lavoro moo ëmb ci lavoro subordinato bu fekkente ni yow da ngay liggéey ñu jox la kayit bi jeex boo koy renouveler depuis 2002 parce que avant 2002 doonte doon nañu laaj
ci ay contrat bu Sapaga mais xëy na gënoon na fi xaw a nooy tuuti pour renouveler même boo amul yooyu mais Ledger bi ngay wax bi ñuy wax Bossi-Fini 2002 dafa ni immigré bi nekk Italie te ñu jox ko kayit pour mu liggéey fekk mi ngi liggéey kayit bi dañ ko koy renouveler ci busta paga yi muy indi ci CUD bu muy indi ci 730 déclaration d'impôt ak idoneità alloggio mooy maanaam kër gi mu dëkk commune ba bind wax ni nit mën na fa dëkk ndax sell na ak yooyu pour ñu renouveler ko kayit bi Ledger Bossi-Fini 2002 dafa ni bis boo arrêté liggéey ñu renouveler la ko benn yoon parce que amoo liggéey chômage nga nekk ñu koy wax disoccupato 1 an boo amul liggéey ci 1 an boobu dañuy nangu kayit bi muy lu doy waar donte bi crise bi duggee léegi am na ci dëkk yoo xamante ni kastura yoo xamante ni xaw nañu oyofal mbir mi tuuti ndax léeg-léeg 1 an boobu sax bu jeexee ñu joxaat la dernière chance beneen 1 an mais du obligation ndax loi bi ñu voté ci parlement bi dafa ni boo amul liggéey dugal ko comme chômage disoccupato 1 an lañ la may ci biir 1 an yooyu boo amul liggéey kayit boobu da nga koy ñàkk li ci garaaw mooy ki fi nekk 20 ans 15 ans 25 ans xëy na jënd na fi kër wala investir na fi ne nekk fekk njabootam ak i doomam te doon liggéey te ci liggéeyam moom ci la njabootam doon renouveler ndax kii liggéey mën na leen yóbbaale mu ñàkk kayitam mu ñàkk liggéeyam ndax crise bi dugg na am na ci usines yu bari yoo xamante ni dañoo tëj ndax amatuñu clientèle am na ñoo xam dañu tëj ndax amuñu financement kon du faute immigré bi malheureusement comme fa muy liggéey tëj na bu amul liggéey mën naa ñàkk kayitam muy lu doy waar ndax boo ko ñàkkee nekk fi te fekk nga yoroon kër doon ko fay wala fekk sa njaboot nekk fi ñoom it ñu ñàkkaale ko génnewuñ la ngeen dellu nekk clandestin ci réew mi loolu dafa doy waar ba tax na ñu fàttali ni loi boobu moo ñu imposé ñun ñuy jox permesso per lavoro subordinato saa yu kayit bi jeexee dañ ko war renouveler ak critères yi ñuy wax mooy indi contrat de travail indi busta paga yi indi redditi yi mooy revenu yi wane ni ñun lii la ñuy dundee beneen bi ci doy waar mooy idoneità alloggio bi ñu imposé mooy kayit bi nga xamante ni immigré rek lañ koy imposé malheureusement saa yu renouveler séjour am nga xamante ni au début mairie yi dañ ko daan joxe noonu mais bi ñu xamee ni lu immigré yi soxla la dañ ko commencé di ko fay donte timbre ba ci loi bi teg da nga koy fay mais léegi commune bu nekk da ngaa décider loo ciy teg ñu la koy fay muy looy fay de plus encore en dehors li nga fay impôt ci sa liggéey en dehors séjour bi ngay fayaat loolu ñu tegaat ko immigré bi loolu bu fekkente ni yaa ngi renouveler sa permesso di soggiorno yooyu lañ lay laaj pour mën ko renouveler boo ko amul ñu defaral la disoccupato pour 1 an mais képp koo xam disoccupato lañ la defaral na nga góorgóorlu ba fexe am liggéey donte liggéeyu kër la pour mën a renouveler waat pour bañ a perdre sa séjour boobu ndax li ci doy waar mooy boo ko pertee ci loi parce que loi bi dafa ne amoo contrat nañ la jox 1 an nga toog 1 an yi amoo contrat nga perte ko dafay difficile ñun syndicaliste suñu dimbale la dafay difficile avocat dimbale la parce que loi moo tëral loolu kon ñu jéem a fexe éviter loolu beneen bi ci des mooy ñi yor carte de séjour dañ ni indéterminato la séjour bi maanaam ci ordinateur police ba buñ ko tijjee saa ñu bindee sa tur yow sa këyit du jeex boobu li koy maye mooy boo amee këyit bu këyit bi amee juróomi at ngay liggéey ci juróomeeli at bi fekk nga am résidence parce que critère la boo xam boo ko ci amul duñ la ko jox ndax bu dee séjour normal mën nga koy renouveler ak ospitalità wala li ñuy wax domicilio mooy ci tubaab li ñuy wax justification de domicile mais booy àgg 5 ans yi nga xam sa kayit bi am na 5 ans bi mu juddoog léegi da nga war a am résidence pour mën a demander carte de séjour boobu boo koy demander aussi dañ lay laaj reddito mooy yaa ngi liggéey mais foofu imposé wuñ la nga am tempo indéterminato amoon na fi ñu xeex ko tribunal gagné ko mu def jurisprudence nga xamante ni léegi kenn du imposé tempo indéterminato pour nga am carte de séjour mais dinañ xool ci durant 5 ans yi ndax yaa ngi doon liggéey yaa ngi bari nga li nga ci liggéey quoi même boo liggéeyul lépp mais comme li ma wax léegi résidence bi c'est obligatoire parce que carte de résident la tudd il faut nga am résidence
buñ la ko joxee ñu ne la du jeex mais talon bi dina jeex wala photo bi dina màgget nit ki changé wala nga am ay doom ci diggante bi bëgg sa bos ak seen numéro dëppoo pour boo leen di tukki yooyu dana war faral di tax ñu ne la nga soppi ko defaraat ko bu fekkente ni nag yow carte de séjour bi nga am nga carte d'identité kooku kayit bi minimum 10 ans nga koy téye minimum indéterminé la mais talon bi mën nga ko téye 10 ans parce que yow séjour bi ci li loi wax utiliser woo ko comme documento d'identità maanaam duñ la jox chèque nga retiré ko ak kii bi séjour bi doo dem banque parce que am nga beneen document d'identité boo xamante ni ci administration buñ soxlaa sa identité boobu ngay déposer kon yow may nañ la kayit boobu dund carte talon bi dund fukk at pour nga changer ko bu dul yële dab na la muy sa njaboot tax nga war ko changer wala yooyu. une fois nga am carte de séjour lenn rek moo war a mën a tax ñu nanguwaat ko jox la séjour normal wala xëy na ñu gàllankoor la sax nangu ko mooy ku def délit pénal boo xam dafa lié ak terrorisme ku def délit pénal boo xam ne dañ ko démontrer que ni dafa taqaloo wala dafa bokk ci mbirum terrorisme kooku danañ nangu séjour bi jox ko carte de séjour bi jox ko permission wala ñu nangu ko xëy na sax xañ ko ko bu dul loolu même bu fekkee liggéeyoo nga war di ko defaraat normalement ci li loi bi wax amuñu droit nangu ko mais am na benn problème bu ci am boo ñaar sax yu ci am yoo xam ni baax na ñu leeral ko ci ñu yor carte de séjour benn bi mooy ki ko am ba pare amatul résidence dagg résidence bi may fàttali ni carte de résident la da nga war a am résidence ci commune bi mun nga ko toxal feneen fu mu mën a doon ci Italie mais da nga ko war a am ndax dafa war a taqaloo carte bi di dund te bu fekkee commune bi yónnee na information bi ci sa police bi wane ne dagg nga résidence bi mën na la gàllankoor buñ la convoqué parce que danañ la ko laajaat boo ko amul mën nañ la ci indil ay jafe-jafe beneen bi ci des mooy ñi nga xam dañu yor carte de séjour te nekk génn Italie dem ci yeneen dëkk yi moo xam Europe la moo xam Afrique la il faut ñu bàyyi xel ni koo xam ni permesso normale nga am permesso normale du carte waroo génn Italie plus de 6 mois bu dee 1 an rek bu dee 2 ans bi waroo génn Italie plus de 6 mois loi bi dafa ni boo génnee Italie plus de 6 mois te indiwoo këyit bu firndee li tax nga génn ko maanaam da nga feebaroon mënoo ñëw wala luñ ko nangoo këyit boo xam dina tax ñu nangu ni sa génn plus de 6 mois nangul nañ la ko mën nañ gàllankoor nangu këyit bi booy dugg nag mën na am ñu dafa indi la problème ci aéroport ba comme mën na am ñu bañ ko indi mais ñu xam ni aéroport ba boo jàllee dañuy yónnee information bi kastura ba nga am muy police bi nga am sa këyit kon nañ bàyyi xel loolu ñu moytu bu dee séjour normal la ñu am ñu génn plus de 6 mois moo xam ci Europe bi lañ nekk moo xam Afrique c'est pas ci Europe bi lañ nekk rek mën nañ fa def plus de 6 mois buñ ko découvrir rek aussi mën nañ ci am problème malgré que difficile na parce que comme lu ñu tamponné sa passeport ci biir communauté européenne bi mais ñu bàyyi xel ne aussi c'est pas Europe la am nañ ci droit de droit bu dee Afrique dafay feeñ parce que bu dee dañ ko tamponné ci passeport bi problème lay doon ki nga xam ne carte de séjour normal carte de séjour la yor indéterminato kooku amul droit génn plus d'1 an Italie toujours malheureusement loi Bossi-Fini moo indi coppiku yooyu ndax avant loolu immigré bi am carte de séjour lu jiitu Bossi-Fini amoon na droit génn bon même Bossi-Fini bi changé ko totalement mais 2009 intégration bi ñu def Legge Maroni toujours ñoom ñoo bokk ci ñi defar Bossi-Fini paquetu sicurezza bi ngeen fi doon dégg moo wàññi loolu mais ba 2009 sax loolu amoon na 2 ans mënoon nañu ko génn mais ki am carte de séjour léegi suy génn amul droit génn Italie plus d'1 an moo xam ne Afrique la nekk moo xam ci Europe bi la nekk comme li ma waxoon léegi ci séjour normal yi parce que même bu fekkente ni ci Europe bi la nekk suñ découvrir ni weesu na at mu nekk fenn ci Europe bi te duggul Italie mun nañ ko gàllankoor mun nañu nangu këyit boobu
li tax ñuy baamtu leeral boobu nag dafa nekk ni comme li ma wax sànq ki nga xamante ni dañu jël kayitam te loi tëral ni bu fa ba wàccee yoon bii dañ koy jël malheureusement buñ ko jëlee taxawu la day jafe xaar beneen loi wala yeneen ci condition mooy tax nga mun ko amaat mais lu compliqué la loo xamante ni la dañuy sàkku ñépp jottali information bi ñu xamee ko noonu ndax problème mën na cee am bokk na ci aussi ñoo xamante ni bari na ñoo xam ñi ngi ci Europe bi yor carte de séjour te amaana amatuñu résidence wala xamuñu ci dara maa ngi leen di wax ni leen ñu góorgóorlu vérifier seen résidence bu fekkente ni valable tul nañ ko jéem a am parce que aussi mën na doon gàllankoor ci seen carte de séjour ndax du am nga ko rek weesu nga contrôler wala yenn problème yi kooku nationalité moo koy may nit dina am émission yoo xam ne dina ñëw ci nationalité yi pour wax li tax ndax boo xasee ba am nationalité moom am nga droit dem dund fa la neex naka nga fay dundee ak condition yoo fa mën a dundee dinañ fi ñëw ci yeneen tomb ci yeneen émission pour indi leeral ci loolu kon loolu bokk na ci point yi nga xamante ni bëggoon nañu en attendant wax ko ci li nga xamante ni mooy permesso di soggiorno yi nuñ koy sàmmee nuñ koy aaree ak nuñ koy renouveler dinañ ci dellusi ci kanam mais ñu dugg ci beneen tomb bi nga xamante ni mooy li ñuy wax ricongiungimento familiare regroupement familial boo fi nekkee di fi dund di fi liggéey am kayit am nga droit ni dama bëgg sama soxna ñëw walla sama borom kër ñëw walla sama njaboot samay doom yi nga xamante ni amaguñu fukki at ak juróom-ñett parce que fa loolu aussi dana ci am lu ñu ci laal ci bu ñuy dem ci nationalité yi ndax bu dee séjour nga yor normal walla carte de séjour sa doom bopp yi nga jur ba 18 ans mën nga leen indi bu ñu xasee ba am 18 ans malheureusement mënoo leen indi sa soxna nag saa su ne mën nga décider indi ko immigré bi fi nekk am nationalité am na droit ay doomam même bu dee am nañ 20 ans 25 ans 30 ans majeur nañu mu indi leen kon loolu beneen coppiku la entre ki yor séjour bi ak ki yor nationalité. regroupement familial boo koy def ñaar yi nga xamante ni moo ci ëpp solo ginnaaw ba nga yoree say kayit mooy liggéey parce que dafa am maanaam lu ñu la laaj ci sa liggéey. ci loo war a am ci at bi ci nu mu war a toll pour nga am droit mën a indi sa soxna parce que dañu ni bu matul loolu mënoo cee dundal ko ci te bu xasee ba dugg fi politique yi ñu fi tëral ak loi yi ñu fi tëral dafa nekk ni ku fiy dund en règle te nekk ci situation yu difficile dañ la war a dimbali bi nag xëy na du caagan dina faj say problème yëpp mais dañ la dimbali ñoom la ñuy comp di dimbalaate bañ nañ mu bari ba dañuy éviter problème yu ni mel ba dañuy tënk ci li nga charte yi nga xamante ni mooy tax ñu ne kii kat li mu am mën na ci dund soxnaam bu ñëwee mën na ci dund. bu dee def ci war a boole ay doom benn doom wala ñaari doom wala moo xam foofu it dafa am nu ñu ko xaymaa pour la nga xamante ni moom nga war a am pour ñooñu mën a ñëw toujours pour éviter ñu ñëw ba pare ngay sàkku ndimbal ci ñoom. voilà malheureusement comme ni ñu ko waxee woon am na émission bi ñu ko waxee woon ci suñu waajur yi fii ñëw jàpp nañ ni ñun dañuy dund ci système bi alors que xëy na dinañ mës a yaatal waxtaan bi pour xool ñun apport bi ñu am ci seen pile maanaam ci seen richesse quotidien apport bi ñu am ci li ñuy gagné di ko dundaat fii nga xamante ni dafa am importance parce que loolu mooy tax économie territoriale bi di dox kon. bokk na ci aussi suñu njaboot yi nga xam nekkuñu fi te ñi ngi fay bu ñu fi nekkoon doon faju te duñu faju loolu muy économie ci ñoom ginnaaw loolu ñi as néew ñi ci indi seen i waajur ñu teg leen charte yoo xam métti na métti goo xam parce que dañ leen indi pour ñuy profité ci santé bi kon yooyu yëpp dafay dugg ci point yi nga xamante ni malheureusement toujours ñoom dañuy tënk ci loo xamante ni ñun immigré yi nañu perte mais bu ñu bénéficié woo ci yenn yi malheureusement te li ci ëpp aussi ñun dañuy perte malheureusement kon nit ñu tënkee ci maanaam rédito yi nga war a am pour mën a indi sa njaboot mooy ki nga xamante ni day indi soxnaam moom rek moo fi nekk walla jigéen ji indi borom këram il faut ci at bi buy def demande bi
coût mu am ci 8737,36 euros parce que kooku dañ ko tënk ci li nga xamante ni mooy minimo assegno familiare sociale bi nga xamante ni italien yi nekk ci Italie te liggéey mataluñu retraite wala xëy na liggéeyuñu woon loolu la leen état bi chartool xayma ko ci ni mën nañ ci dund ci at bi kon loolu mooy charte bi nga xamante ni moom lañ ñu teg pour que boo bëggee indi kenn minimum da ngay dépasser assegno social boobu àgg ci 8737 pour mën a dund yow ak ki ngay indi bu fekkente ni ñaar ngeen fi maanaam ñaar ñuy sëy seen doom nekk Afrique ngeen bëgg indi seen benn doom kooku dañ ne assegno bi dafay toll ci 11000 reddito bi dafay toll ci 11649 maanaam ñu bamtuwaat ko bu fekkente ni yow da nga fi nekk bëgg indi sa soxna wala sa borom kër sa reddito dafa war a nekk ci 8737 ñu jubbanti tuuti liñ mujjee wax bu fekkente ni yow da nga fi nekk bëgg indi ñaari ci sa njaboot yaay ak doom sa reddito dafa war a nekk ci 11649,82 11649,82 mooy tax ñu jox la nulla osta bi nga xamante ni moom ngay yónnee pour que ñoom ñu mën a def demande de visa bi kooku ci reddito bi lañ toll parce que après dañ dugg ci critère kër gi mooy idoneità alloggio bi ñu doon wax sànq parce que loolu bu fekkente ni commune jox la kayit boobu idoneità alloggio boobu wala kër gi amu ko ndax ci la ñuy bind ñaataa fi dëkk ak ñaataa fi war a dëkk ndax Europe kër gu nekk ak nombre bi fa war a dëkk ci idoneità alloggio bi bu fekkente ni dañuy ñett a ngi fi te ñett fi war a nekk doo mën a indi kenn mais bu dee yow rek yaa fa nekk mu des ñaari place mën nga indi kenn kooku mooy critère bi ñu njëkk a wax ci la nag reddito bi di doog a dolleeku pour que conditions yi mën a mat pour nga mën a indi ñooñu bu fekkente ni da ngay liggéey te bëgg indi sa soxna ak sa ñaari doom sa reddito dafa war a toll ci 14.562,27 14.562,27 loolu mooy reddito bi nga xamante ni moom nga moo war a mën a am pour nga indi sa soxna ak sa ñaari doom bu fekkente ni da nga bëgg indi sa soxna ak ñetti doom ñuy ñeenti nit ñoo war a indi benn ma delluwaat ci critère idoneità alloggio ba fokk kër gi mën a accueillir ñooñu ci critère bi ci idoneità alloggio bi ñu accordé la ko mais aussi il faut nga am reddito boo xamante ni mi ngi toll ci 17.474,73 17.474,73 euro kooku mooy reddito bi nga xamante ni boo bëggee indi sa soxna ak sa ñetti doom problème mu idoneità alloggio bi dañ ci indi tuuti leeral parce que comme ni ma ko waxee ki bëgg indi soxna ak ñaari doom wala soxna ak ñetti doom normalement ci loi bi nga xamante ni di loi immigré mooy loi Italie la xale bu juddu wala xale buy ñëw ba 14 ans kenn war a koo compter ci résidence su kër gi ci loi muy tubaab bi muy keneen kon bu ñu nee kër gi ñetti nit ñoo fi war a dëkk man ma nekk fa ak sama soxna ak sama ñaari doom mineur kër ga des na benn place résidence ndax ñaari mineurs yi àgguñ 14 ans bu ñu àggee 15 ans lañ leen di commencé compter ci résidence yi kon ñooñu normalement ci idoneità alloggio bi waruñu ci figurer comme des résidents bu ci amee na ngeen ko dénoncer parce que loi bi nga xamante ni moo ëmb Italie nga xam du loi sur l'immigration noonu la tëralee problème mu résidence yi day am léeg-léeg ci commune yoo xamante ni malheureusement ña ko jiite seen coloration politique xëy na sopp ñu immigré yi lool wala bari na lu ñu leen di gàllankoor danañuy faral di indi ay jafe-jafe si yu mel noonu kon ñu xam ni bu fekkente ne dañuy indi ay mineurs yoo xam amaguñ 14 ans problème mu idoneità alloggio bi waruñu leen cee compter ndax ñooguñu amaguñu âge boobu mais aussi bu fekkee dañ fee nekk ci kër gi waruñu figurer comme jël nañ place ci résidence bi pour mun ñu gàllankoor pour ñu indi keneen de ce fait loolu mooy li nga xamante ni
condition yi nga xamante ni idoneité allojo war na ko am ànd ak rédito bi nga xamante ni mooy wane ni yow lii nga liggéey ci at bi pour nga mën a indi sa soxna wala sa borom kër wala say doom. gannaaw amuñu fi woote boobu ba léegi dañuy jàll profito ci indi leeral tuuti parce que sànq ñu ngi koy laal ci li nga xamante ni c'est toujours ci regroupement familial ki nga xamante ni dafa am nationalité. différence su ki am séjour ak ki dem ba am nationalité mooy ki xas ba am nationalité condition yu tënk italien yi moo ko tënk pour indi fi nit wala pour génn dem toog bu cim réew bokkul ak immigré bi nga xam dañ ne ko dañ la jox kayit da nga fee war a liggéey saa yooyu liggéey ñu koy renouveler boo liggéeyatul ñu nangu ko nga ñibbi boo xasee ba dem am nationalité bokkatoo ci ñooñu yow comme ci doomu réew mi nga bokk am nga droit dem bitim réew ak fu mu la neexee ci àdduna bi toog fa diir ba la neex waaye toujours damay conseiller ki am nationalité dem bitim réew ak foo mën a dem même bu dee vacances nga dem Sénégal soo ko mënee 2 mois 1 mois ya nga fay def nga dem enregistré wu wane ni yaa nga fa joxe sa numéro de téléphone ak sa adresse. Pourquoi bokk na ci léegi considéré nañ la doomu Italie donte Sénégal doomu Sénégal nga bokk na ci ñaan ñu ko yàlla waaye réew mu ci mën a dem rek lu fa mënti xew rek da nga xamante ni dal na sa kaw te du jàmm wala jëya ñoom war nañ jóg ci taxawu la ak ci rawale la ci problème ya nga fa mën a am mais ci kaw ñu xam ni ñëw nga lii mooy sa numéro de téléphone lii mooy sa adresse fii lañ la mën a fekk. kon ki am nationalité bokkatul ak ki am séjour am na droit dem Sénégal def fa 2 ans toog fa projet 5 ans dugg fi nu mu la neexee mais aussi su demee Sénégal wala mu dem Côte d'Ivoire wala beneen dëkk dafa war a décider fa toog 1 an wala décider dafa war a def ou résidence ou domicile bu fekkee résidence am daggul Italie foofu bu ko neexee mu dem ambassade defar domicile ambassade Italie. bu fekkente ni dafa décider toog fa am na droit dem ambassade d'Italie defar résidence que léegi mu ngi ci dëkk bi muy Sénégal muy feneen ñu xam ne léegi résidence am foofu la bés buy ñëwaat bu ko neexee mu toxal ko benn problème du ci am. kooku aussi regroupement familial am na ay oyof yu ñu ko ci defal ndax oyof yu ñu ko ci defal mooy benn doomam ay doomam bu ñu weesoo 18 ans aussi am na droit indi leen. bu ñu weesoo 18 ans alors que bu fekkee ni séjour nga yor à 18 ans mënatoo leen indi fii sooy indi sa doom te nga yor séjour da ngay dem préfecture yóbbu kayit yooyu ma lay wax wala nga dem ci syndicat yi ñu envoyé ko online la léegi sax parce que comme ni ma wax rek toujours mbir yi day xaw a mel ni luy gën a compliqué tuuti malheureusement ñu envoyé demande bi online préfecture bu dee da ngay def regroupement familial. préfecture convoqué la parce que comme online la lañ ko envoyé laaj document originaux yi pour contrôler ko moo indee document originaux yi allo. allo oui. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi fooy wootee ak yow la kan. bon maa ngi woote prévision mais je préfère parler dans l'anonymat. d'accord merci beaucoup affaire bi am na loolu c'est que ce thème bi c'est très intéressant quoi parce que di yéen vraiment ci affaire immigration dafa baax daal. parce que ñun ñu ngi fi. normalement ñu nekk ñëpp dañu war respecter loi règlement yi quoi. mais souvent parfois nag lu ñuy gën a graaw mooy dañuy mbëkk. ñun dañuy parfois dañuy mbëkk ay affaire rek muy jàll ñu referi loolu mooy loi italienne te fekk demul noonu quoi. effectivement. waaw daal loolu la quoi parfois nag mën nga am malchance que dem rek tombé si mbind la problème yoo xam doo xam fan nga koy jooyee quoi. moo tax li ngay def nii baax na pour nit ñi xam exactement. que nit su xamee rek lu may wax toujours rek te nit su ñàkk a xam baaxul soo xamee rek di nga mën a éviter loolu lay. dëgg la waaw moo tax damay profité si loolu quoi c'est pas pour que comme ñu dañuy yëngatu si immigration peut-être yow am nga ay rapports yoo xam ne am nañu yaa des sénégalais yoo xam ne tamit. ñoom en tant que sénégalais ñu ngi si administration italienne bi quoi. ñooñu dañu am droit informer que sénégalais lépp luy xew quoi si affaire coopération. ci affaire yooyu yëpp quoi mais malgré ça affaire boobu ba léegi sénégalais sentiruñ ko quoi parce que ñoom suñu xasee ba nekk si biir rek. information bu ñu war a jox sénégalais dañ koy bañ a jox. uniquement soit pour téer le poste wala soo waxee ñu naan la ay droit de. bon je ne sais pas doo comprendre daal mais normalement nit suñu la tegee fii en Europe y' a pas amul problème de
problème d'information lépp luy am ñoom dañ koy leeral. dëgg la je pense que ñëpp coopération bu Sénégal di def rek ñoom war nañ ci génn leeral. dëgg la c'est pas que pour leeral ñun ñu dañuy jiingat non mais c'est xam nga moo tax leeral bi baax. imagine tey sénégalais day signé damay jox benn exemple tey gouvernement sénégalais day signé woon benn convention. mu ni léegi bépp prisonnier bu nekk Italie suñu la jàppee. au lieu ngay tëdd sa peine en Italie da nga koy dem tëdd au Sénégal. mais ñun sénégalais bu ko xam. léegi tey problème amee suba soo defee kawteef. mais suñu yóbboo Sénégal yaa tooñ sa bopp. effectivement. waaw mais nag dans le cas contraire suñu nëbbee information yooyu. ku mu dal day indi ay coow. xam nga dañ naan non c'est pas ay fekk ñoom si ñenn nit ñi si ñuy suuf moo tax information bu baax. ba pare comme fii bari na loo xamante ni loi yi day changer yu bees day am. day jaadu aussi yu mel ni ñu ciy profité di ko ci jàllale ki nga xamante ni. jotu jàllale waaw jollale parce que tamit buñ fi nekkee war nañu xam li ñuy jariñ ak li ñuy may ak li ñuy aar. ndax bu dul loolu mooy li nga wax sànq rek mën nañu dugg ci loo xamante ni daf ñuy gàllankoor te ci erreur wala ci manquance di consapevolezza la. kon damay dëggal loolu nga wax. te loolu yëpp manque de communication te ñun am nañu ay Sénégalais yoo xam ñu ngi liggéey ci administration italienne ñoo leen jël dañ ko jëluñu leen parce que ñoom ils sont compétents parce que dañ leen jël parce que ils ont ñoom xam nañu y a une forte communauté sénégalaise bu fi nekk. nu mu amee ci Sénégalais ñuy jël dugal leen ci administration italienne noonu la amee ay Marocains noonu la amee ñoom dañ nag ñooñu ils ont le droit dañoo am droit jox ñu information bi même am na yoo xam ne sax waxuma ñu jox ñu lépp peut-être am na yoo xam ne ay problème de sécurité mënuñu ko jox mais yàlla minimum boo xam ne sax ñu xam ne kat ñoom ñi ngi fa au moins ñoom ñuy communiquer c'est-à-dire communication mën nga ko def diverses façons yow su la neexee sax ñoom seen bopp mën nañu jokkoo ak yéen ñoo xam da ngeen liggéey ci médias ci immigration di leen jox information yi yéen ngeen koy divulguer te ñoom dañu ci feeñ sax mais souvent le fait que ñoom ñuy téye dem nekk ci poste yi di téye information yi man ça va fait très mal dëgg la waaw ay sénégalais lañu wax rafetul parfois da nga leen gis ci Facebook bi xam nga di wax mais ñoom lu ñu war a def exactement defuñu ko ay y a des manquements yoo xam ne ñoom defuñu ko te loolu teguñu ko ci yoon nit ñi dañoo war a informer nit ñi xam dëgg la xam naa sax amoon naa du ñàkk dans l'avenir ñu ñëw fi ànd ak ci ñooñu kenn wala ñaar bokk indi tamit information parce que du ñu comme ni nga ko waxee du ñun rek ñoo fi nekk xam loolu am na suñu yeneen nawla yu fi nekk yoo xam am na lu ñu mën a indi lu jariñ askan wi du ñàkk ni dinañ àgg ci moment yoo xamante ni duñ fi mën a nekk ñaar comme yow lu ma lay encouragé nii rek yaa ngi nii taxaw lépp li nga am si xam-xam nga koy baaxee nit ñi loolu vraiment dañ koy rafetlu dañ koy baax parce que loolu générosité moom da nga am générosité moo tax ngay def li ngay def nii quoi su la neexoon nga tëdd sa kër di nelaw naan ataaya comme ñun luñu koy def jàkkaarloog sa télévision kii nekk sa jàmm mais dafa loolu yaa c'est que lépp am na ñoo xam ne lépp lu ñuy def parce que ñoom dañuy xam ne dañ ko war a def seen devoir la dañ ciy def seen dugub effectivement moo tax dañ koy encouragé vraiment merci beaucoup vraiment merci mais beaucoup bëggoon naa la poser benn question parce que temps yi xaw ma ndax teewu courant ni parce que Sénégal dañoo dégg ñu wax temps yi signé nañu ay convention ça ñuy wax ay aide pénale ñi di wax ay genre xaw ma lan pénal muy ni fi nag benn confusion ci réseaux sociaux yi bu rëy sax xam nga Sénégal rek ñoom dañu def benn affaire 2 jours wax après fàtte dañ léegi sax xam naa léegi gars yi passé waat dañ ci affaire gis nga problème li bi nga koy waxee dañ ciy wax jàll si beneen problème ñooyu ñu wax ci jàll quoi effectivement malheureusement temps passé gouvernement malheureusement loolu mooy maalu Sénégal parce que temps yi ministère des affaires étrangères bi demoon na Sénégal signé ay accord bon xamoon na appellation daal y avait le mot pénal mais on n'avait pas même man comprendre waaw ñu ngi doon wax ay aide pénale wala xawma lan pénal affaire yooyu daal ça fait mu ñëwoon confusion bu rëy ci réseaux sociaux yi quoi waaw tout le monde se posait des questions mais jusqu'à présent amuñu ci benn information quoi xam naa dinaa ko noté bu may ñëwaat jëm ci wut ay information yu leer pour mun ko indi parce que comme ni nga ko waxee aussi li am solo ci booy informer nit ñi mooy nga wax leen li nga xamante ni moo nekk parce que boo juumee ci information ba rek day indi da ngay sànq te loolu maanaam dañ koy moytu dañ ko bind bu ñuy ñëwaat ut ci ay information mais tamit li ñu ciy dolli rek pour tëj waxtaan bi mooy ñun ñëpp man toujours maa ngi soññ Sénégalais yi pour ñu xeex pour suñu gouvernement ut accord bilatéral ndax moo ñuy jariñ mooy jariñ Sénégal foog naa ci émission yi jàll waxoon nañ ci dinañ ci waxaat aussi mais ñun ñëpp loolu la ñu war a bokk xeex en tant que immigré pour imposer ñu am yenn accords yi moo ñuy jariñ fii te mooy jariñ Sénégal mooy jariñ Sénégal amoon naa di beneen question mu ne posé ci affaire citadinane ci affaire nationalité parce que léegi soo xoolee ñun Sénégal dañu am benn régime polygame la exemple tey man avant may am nationalité sénégalaise italienne am naa nekk naa sénégalais j'ai 2 femmes léegi la cas su ma nekkaatee léegi jël nationalité italienne est-ce que am naa droit takkaat ay jabar wala affaire nan lay fonctionner parce que Italie ñoom lu ñu xam mooy régime monogame la ñu xam quoi fii xamuñu takk régime polygame amul fii quoi léegi ça pose problème parce que man da ngay am yow ñaari bi national nga fekk da ngay am nationalité sénégalais
mais nga am nationalité italien parce que foofu souvent foofu xaw na doy waar daal. loolu dinañ nga leeral ñu si quoi. dinañ la ci tontu léegi parce que effectivement am na ay cas yu ñu ci affronté woon am na ay cas. ok merci beaucoup. waaw merci beaucoup jërëjëf ci woote bi. waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm ci woote boobu contribution am na solo parce que aussi ñun dinañuy bëgg a xam ku ci am lu mu bëgg a aussi dolli ci waxtaan bi luy jariñ may nañ ko mu dugg indi xalaatam. loolu mu laaj ci affaire accord ci gouvernement bi danañ ci def ay gëstu buñ fi dellusiwaatee mën cee tontu li mu laaj ci problème mu nationalité bi ak ki yor ay soxna effectivement mën na indi ay gàllankoor. pourquoi ñun Sénégal régime bi ñu am mooy bu français yi moom la ñu am parce que ku ci koo xam sa papa fonctionnaire la woon boo fàttalikoo tam yor ay soxna. imputation budgétaire aawo la ñu reconnaître parce que Sénégal donte soxna yëpp la ñuy defaral certificat de mariage mais ci administration ba benn soxna la ñu reconnaître ba imputation budgétaire wala lépp loo xam ne lu faju la wala clinique aawo bi moo ko waral doom yi nag ñëpp la ñu reconnaître mais soxna yi moom benn la. kon loolu aussi même chose moo am fii Italie ndax lan bu fekkente ni yow am nga ay soxna. am nationalité mais benn nga enregistré fii am nga këyitam am léppam amul problème parce que effectivement am nga ci droit donte xam nañ ni polygame nga musulman nga am nga yeneen ni ko administration Sénégal nangoon noonu lañ la ko nangulee mais bu fekkente ni gannaaw bi nga amee nationalité nga yor fii soxna da nga wàññeekuwaat takkaat soxna defar ko ci ay këyit ci gannaaw ba nga amee sa kii loolu aussi buñ ci jotee. mën na indi gàllankoor ndax constitution bi fii da koy tere loolu mooy contraste bi nga xam ne am na ci yor nga ay soxna benn nga reconnaître am nga nationalité benn nekk ci kayit yi même bu ñu xamee ne am nga yeneen amul problème ni ko Sénégal reconnaître mais gannaaw ba nga amee nationalité te yow sa soxna enregistré nañ ko ba pare xam ni kii la nga demaat jël soxna boo ko jëlee ci diine te amul kayit kooku. kenn mënu ko firnde mais boo ko defaree ay kayit ñu wane ni ci ginnaaw ba nga ko amee ñoom dañ koy wax bigamie te mën na indi ay gàllankoor. beneen bi ma ciy wax mooy ñi bëgg déposer nationalité ak ñi nga xamante ni dañ ko am te amoon seen aawo ci seen setetrente dem ba ci biir seen ñaareel ñëw wala ñu takk ko fii ñu bëgg ko dugal ci setetrente bi wala ñu dugal codice fiscal bi boobu gàllankoor la boo xam boo déposer nationalité. préfecture da koy gis par force parce que du rëcc te bu ñu gisee ñaari codice fiscal yu bokkul ci ñaari soxna rek nationalité bi moom duñ la ko jox lu dul nga indi certificat de divorce bu wane ni bu njëkk bi divorcé naa ak moom moo tax ma dugal bii mais gàllankoor la boo xamante ni koo xamante ni xas nga bu dugal sa aawa ci say kayit def ci ay setetrente wala sa bulletin wala yooyu àgg na ci Kassour ak préfecture boo naree dugal keneen parce que jël nga fi soxna wala indi nga fi soxna fexeel doonte tasu leen nga defar kayit yu wane ne tas ngeen jaarale ko fi nga ko war a jaare dindi ko ci kayit yi doog cee mën a dugal kii fi nekk wala def la nga bëgg a def boo deful loolu aussi day am ay gàllankoor yoo xamante ni rëy na kon ñi ngi yaakaar ni xëy na tontu bi leer na ci ni ko sunu mbokk moomu laajee bu fekkee leerul aussi muy bii émission muy yeneen bamtu moom mënut a ñàkk ndax répétition moom ci àdduna la bokk kon bokk na ci li ñuy wax pédagogie kon mën nañ ñu ko laajaat ñu dellu si siwaat jaaraat ci pour mu gën a leer ci bopp yi mais ñu def attention ci loolu ñu dellu ci fi ñu tolloon ci booy déposer regroupement familial di ko def léegi ñu koy def online envoyé ko boo ñëwee ci syndicat ñu defal la ko envoyé ko boo toogee ab diir alors préfecture convoqué la nga ñëw mu xool kayit yi méngale ko doog ni la demal toog di si temps dinaa la tontu pour nu la wax sa bi bu fekkente nit ki dafa am nationalité par contre bëgg indi njabootam du jaar préfecture moo tax ñu indiwaat leeral boobu ki am nationalité bëgg indi soxnaam wala njabootam directement ambassade lay yabal njabootam bu dee nekku fa ñu dem demander kayit yi ñu war a indi pour fekk si seen papa wala seen yaay
kooku ñu ngi koy tuddee bu boobaa dootul nekk ricongiungimento familiare mais day nekk familiare a seguito noonu la ko italien bi tuddee. bu demee ambassade ni dafay def familiare a seguito foofu lañ koy wax indil kayit yi wax ko kayit yi muy indi alors nag am na formulaire bu ñuy envoyé ki nekk fii mu signé ko envoyé waat leen ko par mail ñoom ñu dem déposer préfecture direct astafurlah ambassade ca Sénégal directement bu fekkente ni nag moom dafa nekk mën na dem directement ak ñoom ñu wax ko kayit yi mu soxla ndax ñaare sa carte d'identité boo ko yore wala sa passeport italien amatul leneen lu ñu ciy soxla ndax ñoom ñooñu nga wax say doom lañu lii firnde ni sa doom lañu copie littérale d'acte de naissance lañ lay laaj bu ñu légaliser moo koy firnde ki nga xamante ni sa soxna la certificat de mariage dañuy laaj ak copie littérale d'acte de naissance am loolu aussi pour buy ñëw fii ba ñu mën def transcription date yi ñu mën ko baser ci kayit yoo xamante ni yu valable la alors kon yow bu dee yaa ngi fa nekk mën nga ci temps bi nga fa nekk nga yóbbu leen déposer parce que nationalité nga am boo fa nekkul mën nga leen woo ñoom ñu dem déposer pour mën a wax la kayit yi mu leen di yónnee pour ñu ñëw. par contre immigré bi nga xam fii la nekk amul nationalité moom buy lépp lu muy déposer ci loo xam ci wàllu njabootam pour indi leen faaw mu jaar préfecture. li ñu ciy dolli mooy ki nga xam ne am na nationalité yoon may na ko mu indi fi frère yoon may na ko mu indi fi papaam yoon may na ko mu indi fi yaayam yoon may na ko aussi mu indi fi sëtam sët direct doomu doomam am na droit mu indi ko fi yooyu aussi bu koy def bu demee ambassade direct lay dem di jaar préfecture ñu wax ko condition yu muy def pour ñooñu mën a ñëw comme mën nañ ñëw comme familiare a seguito comme mën nañ ñëw ñooñu comme invitation mais day ànd ak fideiussione boo xamante ni buñ fi ñëwee di faj bu dee invitation la te duñ sa doom ak sa jabar ndax booy liggéey ñooñu couvrir nga leen ci santé fideiussione boobu lañ lay laaj ak kayit yi pour ñoom allo fideiussione boobu lañ lay laaj ndax invitation la bu ñu xasee ba ñëw fii rek soo ñëwee si ñun ñu wax la fooy jaar ba nga xamante ni dañ leen di jox séjour ñooñu mais bu dee sa soxna ak say doom moom bu ñu déposé ñu ñëw soxlaw fideiussione bi te bu ñu ñëwee fii aussi fii nag lañ lay laajee sa kër ak sa reddito pour defaral leen seen séjour mais ala kulli leen même bu dul reddito bi dañ leen di defaral kayit ndax ay doomu italien lañu par force comme familiare a seguito lañu bu ñu ñëwee aussi dañ leen di mën a defaral kayit. tomb bi mujj bi ñuy indi ci renouvellement yi pour mën koo conclure bañoon koo jaxase mooy partite IVA yi parce que lavoro subordinato sànq wax nañ leen ki yor registre commerce ak partite IVA mën na bokk na ci lavoro subordinato permesso per lavoro subordinato la bokk wala kii socio ci coopérative wala ci société. partite IVA mooy firnde ni yow da ngay jaay ci marché wala da ngay def sa activité bopp da ngay am li ñuy wax consulente wala commercialista mu lay defaral say redditoog yépp ak ki liggéeyam yem bu fekkente ni yaa ngi fay yow it say taxe ndax am na taxe yu ñu la ciy teg taxe yooyu aussi moo lay couvrir sooy faju ak aussi soo de àggee ci atum dem retraite taxe yooyu moo la war a couvrir bu dee yaa ngi koy fay mais loolu yow yaa sa commercialiste wala nga ñëw ci syndicat yi aussi am na secteur boo xam ñooy suivre ñooñu pour ñu wax la noo ciy def partite IVA aussi mën nga ci renouveler sa kayit te doo ci am problème mën nga ci aussi déposer sa carte de séjour te doo ci am problème bu fekkente ni comme ni ma ko waxee critères yi ñu ci teg chaque at yaa ngi déclarer li nga liggéey ak li ngay fay ci impôt yooyu yëpp boo ko indee effectivement dañ lay renouveler wala ñu defal carte de séjour bu dee toll ko ci comme aussi loolu mën na tax nga indi sa njaboot parce que yaa kiy liggéeyam su fekkente ni lépp te nga ko en règle mooy comme mbokk mi fi wootoon li mu wax sànq rek dañ ciy dellusiwaat ndax dëgg la buñ fi nekkee te informé wuñu mën nañoo juum def lu ñuy lor mais aussi buñ fi nekkee bëgg fi dundee nenn li bañ a respecté yenn yi aussi non seulement duñu jik mais mën nañu gàllankoor kon damay dëggal loolu mu wax kon buñ fi nekkee nañ jéem a xam conditions yi ñu fi war a dundee ñu respecté ko te teg ko ci yoon ndax dañoo ñëw fekk tubaab yi seen dëkk ñu tabax ko teg ay yoon ay charte di ci jaar kon ñu nit bu ñu ñëwee war nañ góorgóorlu bay jaar ci charte yooyu
bañ a foog ni xëy na mën nañ leen nax wala mën nañ def yenn yi ndax ba fu muy mujjee rek liy metti ci ñun lay jóge kon mën nañoo moytu loolu li tax ma wax loolu mooy léeg-léeg day faral di am immigré bi am registre de commerce comme li ñu koy waxee fii partite IVA te xëy na du fay taxes yi ni nga ko war a fayee bu tolloo ci nag dem di renouveler séjour am wala mu soxla foofu ñu bloqué lépp mu doon xaalis bu takku ndax dañ ciy teg ay intérêt imposé ko mu fay ko muy doon loo xamante ni lu metti lay doon ndax day faral di am kon ku ko ci am na nga ko gëstu am commercialiste wala nga ñëw syndicat ñu la koy saytul la nga ci warloo ak la nga ci war a def nga ko ciy def pour boo waree laaj sa àq ak sa yelleef doo am problème mais aussi benn gàllankoor du la ci dab man léeg-léeg danay faral di wax ñi may seet si moytu leen partite IVA yi ndax problème da ciy am ndax am na ci ñoo xamante ni ba ñuy renouveler dañ ko def parce que xëy na jaaxle dugal na leen ci renouveler nañ ko seen séjour ndax partite IVA bu bees la woon xëy na laaj ñu leen woon impôt ci waxtu woowu ci diggante bi ña ngay dem di liggéey fàtte nañ ni sax tijji woon nañ ko te doonte yaa ngi liggéey ci usine waak liggéey bu mu mën a doon di fay impôt te tëjoo ko loolu aussi lañ ci war a fay dañ koy bind rek di la xaar buñ toogee ñaari at ñetti at buñ la nee kayit bi da ngay tiit ndax xaalis bu takku lay doon te par force dañ la koy laaj ndax tëjoo partite IVA bi kon bu fekkee da ngay war a renouveler ak partite IVA yaa ngi liggéey wala yaa ngi jaay wala yow loolu nga def sa kayit partite IVA nga dem ba commencé liggéey demal nga tëj partite IVA bi pour éviter problème ndax boo ko tëjul doonte yaa ngi yor say bulletin de salaire ñu koy wax bu sapaaga doonte yor nga kayitu liggéey yépp loolu tant que tëjoo ko loi la parce que ñoom dañuy jàpp ni yaa ngi liggéey mais yaa ngi def activité boobu ndax mënuñu la contrôler seen yoon nekk ci kon dañ la koy fay te comme léegi dañu def benn minimum boo xamante ne annuel ci partite IVA boo xam mi ngi nekk aux environs de 3000 entre 3500 euros 4000 boo xam ni par force dañ la koy topp ci at bi minimum la parce que comme ñoom it dañuy saytu ni ñu bari dañuy def partite IVA bu ñu demee ba ci biir dootuñu ko fay wala yu demee noonu wala xëy na la ñuy déclarer day doon loo xamante ni maanaam du dara léegi ñu imposer def seeni loi yoo xamante ni boo tijjee lu mel noonu dañ la gën a néew ci la nga war a fay ci at bi yaa xam liggéey ngi ci liggéey ci nangam la nangam boobu nag xam nga 3500 jëm 4000 euros bari na nga tëb bu ko fay wala ñu dajale ko ñaari at ñetti at laaj la ko dafay indi gàllankoor indi problème ba tax na ni maa ngi wax ni koo xam ni yaa ngi liggéey ci partite IVA soo mënee góorgóorlu di respecter loolu pour say këyit nekk ci norme moo gën yow nga nekk ci norme parce que am nga àq yelleef bi kiy liggéey am ci fajog ci lépp boo tolloo ci dem retraite am nga àq yelleef bi mu am bu dul loolu tijji nga ko renouveler nga sa séjour ci diggante bi am nga liggéey ndax ñàkk pexe moo la ci dugaloon yaa ngi liggéey demal ci syndicat yi wala ci nga laajte nooy def pour tëj ko nga tëj ko parce que bu dul loolu duñ la ko teel a laaj xëy na seen yéexaayu liggéey administration la xëy na lu ñuy def noonu pour xaalis bi mën a jur leneen mais ñaaree danañ bàyyi ñaare ba ñetti at jëm kaw waaye buñ ko laajee day nekk xaalis bu takk boo xamante ni fay ko du yomb te même bu dee da nga dem ñu may la nga koy fay arrêté aussi chaque weer nga dugal ci dara xëy na buñ ko moytoo loolu noonu bu dee lu ñu amit mën nañ ko dugal ci leneen xaj na ci leneen kon ñi ngi fàttali mbokk yi nga xam dañu yor partite IVA ñu bàyyi xel bu baax ci loolu di fàttali aussi que ni bu fekkente ne respecté nañu lañ ca wax ñoom ak kiy liggéey ñooy même àq même yelleef ci lépp lu mu mën a doon waaw léegi kon xam naa ni bu fekkente ni amuñu fi ay appel ñu daal di dugg ci beneen tomb tëje ko waxtaan bi ndax daanaka yooyu nga xamante ni moom lañ doon bëgg wax ci renouvellement permesso di soggiorno ak rigiungimento familiare buñ ko matalewul laal nañ ci lu bari te waxtu baa ñuy bëgg dab ñu profité ci fàttali rek ki nga xamante ni day renouveler séjour ñaata la war a fay ci séjour yi ndax sànq maa ngi koy wax ni
ginnaaw bi ngay liggéey wala nga partie IVA di fay impôt bi italien bi di fay malheureusement dañ la tegaat ay yeneen taxe pour nga renouveler sa séjour muy xaalis bu bari ci ku fi nekk yow kenn wala ku fi nekk yow sa soxna ak say doom alors que italien bi pour mu renouveler document d'identité bi nga xamante ni moom soxlawul séjour 10 € la ciy fay wala 5 €, alors que ñun benn séjour bu nekk xaalis bu bari nga ciy def rawatina boo fi nekk ak say njaboot. bu fekkente ni damay renouveler séjour normal man xaalis bi mi ngi may dikk 70,46 €, laa ciy def plus 30 € yoo xamante ni mooy poste bi nga xam fa laay dem loolu mooy xaalisu poste bi. gannaaw ba ma jëndee marque d'abord la muy timbre 16 €, 16 €. dinaa jënd timbre 16 €, 16 €, fay 30 € muy 46 € plus 70,46 € yoo xamante ni moom laay fay bu dee damay laaj séjour boo xamante ni contrat bu gàtt laa am du mu weesu at daal maanaam renouvellement bi xam naa ni séjour bi at lay durer loolu lañ may fay lool. bu fekkente ni maa ngi liggéey te samay kayit may na ma mën a am séjour 2 ans. dinaa ci fay 80,46 €, 80,46 plus toujours da ciy ànd timbre 16 €, 16 €, toujours da ciy ànd plus 30 € yi nga xamante ni poste bi ñu koy dugalee parce que kuy renouveler séjour baax nañu fàttaliku ko pour nit ñi déglu te xamuñu ko poste ngay dem yóbbu enveloppe bi fay ko pour mu envoyer ko Castura police 30 € la ci poste bi daan. donte distance bi mën na nekk 2 kilomètres wala 1 kilomètre mais loi la loolu lañ ci am buñ ko tëjee dinañu wax différence ki rempliral boppam kayit bi ak ki dem ci ñi nga xamante ni ñoo la koy rempliral ci syndicat yi différence bi. alors ki nga xamante ni carte de séjour indéterminé wala illimitato lay déposer am critères yi nga xamante ni wax nañu am na ci droit kooku 130,46 € lay fay plus timbre bi 16 €, 16 €, plus enveloppe bi muy envoyé ci poste bi muy 30 €. kon loolu mooy li nga xamante ni kenn ku ci nekk booy renouveler war nga koo fay bu dee ak sa soxla la mu nekk ñaar su dee yéen a bokk kayit yi ngeen yor. bu dee doom yi dañ cee bokkit mu nekk loolu mais bu fekkente ne xale yi mineur lañu di renouveler alors kenn ku nekk sa bos 30,46 € lañ ciy dolli maanaam loolu ma wax ni moom lay jar sama bos ak sama bos soxna bu dee dama ci boole sama doom dama ciy dolli 30,46 € mooy xale bi bu dee ñaari xale ñaari 30,46 € laa ciy dolli. sànq li may wax ni dañuy wax différence su ki dem ci poste bi directement remplir kayit bi ak bic enveloppe bi dem fay li ma wax lay fay amul changement ak ki dem ci syndicat yi ñu envoyé ko online Castura lan mooy différence bi. différence bi mooy balaa ñu lay convoqué Castura ki dem ci syndicat yi online après une semaine Castura jot na sa tour sa centre sa liggéey yépp ci ordinateur am xam na ne yow da ngay renouveler xam na lépp ci yow ci ordinateur am enveloppe bi nag xëy na ñëwagul jógeegul poste pour ñoom ñu jot ko physiquement mais ñoom xam nañ lépp ci yow parce que yow ci syndicat yi nga dem wala ci centre CISI yi ñu dugalal la sa renouvellement online. bu fekkente ne nag demoo ci ñoom da nga ne comme mën naa bindal sama bopp li ñuy laaj yëpp nga bind ko ak bic posté ko tant que enveloppe bi demul ba ñu dajj ko tijji ko xool yow xamaguñ la ngay renouveler xamaguñ ci yow dara bu enveloppe bi yéexee ci poste ba kooku sa perte sa temps la boo perte malheureusement bu enveloppe bi réeree ñoom xamuñu accès si ñoom yow nag am nga reçu yu firnde ni dugal nga ko xëy na mais gàllankoor la ak perte de temps li tax ma wax loolu mooy ñu dem ci ñi nga xamante ni ñoo koy dugal online nga xamante ni samay données date yi nekk ci man yépp pour renouveler man wala man ak sama njaboot àgg na ci police ba te demaguma une semaine après dafa gën comme ça enveloppe bu ñëwee complété ko ñu convoqué ma dem ñu def samay empreinte allo. allo bonsoir monsieur Diallo. waaw monsieur Niang maa ngi jégalu Niang. monsieur Niang waaw monsieur Niang maa ngi jégalu. bonsoir
waaw na nga def mbaa yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. en fait ñu ngi suivre émission bi am na solo. merci beaucoup. encore une fois en fait j'ai une question à vous poser en fait. waaw d'accord bismillah. léegi dama doon laaj en fait bu fekkee da nga am un frère. waaw. bu am nationalité. donc yow nekkoo ko situation régulier. nekkagoo situation. régulier maa amagoo kayit daal. amagoo kayit waaw nga fekk ci sa frère. waaw da nga am un frère buy nekk bi bu yor nationalité. waaw. donc nan la mën a yan papier nga mën a fournir ba à partir ci moom nga am séjour titre de séjour. d'accord. boobu rek la ak en fait waaw boobu la te en fait aussi nan ngay mën a def parce que j'ai écouté que ni gars yi ne doo jaar cheminement bi ñuy renouveler séjour du genre di jaar yow daa am beneen fooy jaar pour procédure boobu moo gën a bon en fait moo gën a gàtt par rapport ak procédure da ngay dem poste xaw ma du genre après jaar tey loolu laa bëgg a xam naa ngay. d'accord dinañu ci tontu léegi incha allah merci beaucoup. ok merci beaucoup monsieur Niang. waaw léegi kooku mbokk moomu li mu laaj mooy bu fekkee yow da nga fee nekk te amuloo séjour sa frère nekk fi walla sa sœur sa mag walla sa rak am nationalité nooy def pour nga am séjour ni ngay def mooy da ngay woote Sénégal ñu légaliser la ambassade d'Italie day jaar ministère des affaires étrangères allo. pronto. si pronto. waaw salaamaaleykum sëñ maa ngi lay nuyu waay. ñu ngi lay fay. mais dama gis ñaari numéro bi 391 bi 72 69 même télé bi la wala de. waaw bi ngay gis nii bu affiché 331 bi 3433 boobu mooy télé bi waaw mooy télé bi. waaw des na dafa am beneen bu ma jëloon ci beneen émission. non boobu mooy télé bi waaw boobu mooy télé bi. mais bii maa ngi ko jëloon tam ci waxtaanu kii bi doon def. bi jigéen ñi doon def ci kii. waaw loolu la bu fekkente ni da ngeen di faral di suivre émission bi nga xam dina am ñaari ay bés yu nekk numéro bii ngeen di jël saa yoo leen ci bëggee laaj dara wala ngeen ci bëgg wax ci seen xalaat fi ngeen di woote ñu dugal leen ngeen mën a intervenir. waaw man dugguma sax mais dama sa tur laa soxla woon. waaw yaay wax émission bi. waaw moom la ñu bind noonu ci kaw Boubacar Niang laa tudd maa ngi dëkk Padova. Boubacar Niang. waaw bu émission bi di jeex aussi dinañ bind sama numéro. pour ngeen mën ko jël koo xamante ni bëgg na ma woo. bëgg ma laaj daal dinañ bind balaa émission bi léegi ci kanam sama numéro ngeen mën ko jël incha allah. ku bëgg woote direct dugg mun na dugg koo xam ne daf ma soxla bu jeexee mun na ma woo direct sama téléphone incha allah. waaw man ñëw laa soxla direct. baax na waaw dinañ bind numéro bi comme ça après ñu déggante bu neexee yàlla. Boubacar Niang mais kii bi de dama ko réseau télévision bi dama ko ñëw de moom TFM. waaw boobu bu fekkente ni gisoo ko rek nga téléphoné direct ci télé bi ñu jox la numéro bi mais dinañ bind léegi numéro bi incha allah. bii mooy numéro télé bi. bii moom télé bi la mais dinañ bind sama bos léegi beneen bi ngay gis léegi bu jàll sama numéro bopp lay doon incha allah. mais kii xam naa ko sax Augustin Faye de xam naa ko. waaw baax na waaw. ok jërëjëf baax na jërëjëf. kon fii ak ci kanam tuuti di ngeen gis sama numéro jàll incha allah pour koo xamante ni soxla na loo xamante ni xëy na mënu koo wax ci biir émission bi buñ ci mënee indi ay leeral ak tegtal rek danañ ci taxaw bu neexee yàlla numéro bi moom ngeen di gis noonu 347 08 97 658 boobu mooy sama numéro personnel koo xamante ni soxla na ma ci numéro bi nga may jote ki bëgg intervenir ci émission bi ci beneen bi ngay woote direct dugg ci émission bi ñu dellu ci mbokk moom li mu laajoon ci ki fi nekk amul kayit frère am wala sœur am kayit day téléphoné Sénégal ñu légaliser ko li ñuy wax copie littérale d'acte de naissance bokkul ak extrait du nit ñi xamuñu ko waaye dafa baax toujours ñuy leeral copie littérale d'acte de naissance am lañ koy légaliser ñaar lañ koy légaliser Sénégal mu jaar ministère des affaires étrangères dem ambassade pourquoi ñaar non astafurlah benn parce que kii indi njabootam mooy defar ñaar ndax benn bi ambassade da koy téye benn bi da koy indi Kastura ñu ngi jéggalu foofu benn la ciy defar buñ ko yónnee frère am mooy dem Kastura demandé wala mu ñëw ci syndicat yi ñu demandeel ko rendez-vous direct ki am nationalité mooy demandé rendez-vous direct fekk moom am na légalisation copie littérale d'acte de naissance bi jour bi ñu ko jox pour mu dem présenté wu mook frère am lay koy waxaale kay di mu yóbbu lay yóbbu ak copie littérale boobu muy firnde ni effectivement
bokk nañu papa wala bokk nañu yaay wala ñoo bokk ndey ak baay parce que mun ngeen bokk papa kese mun ngeen bokk yaay kese comme mun ngeen bokk ndey ak baay mais copie littérale da koy firnde bu demee déposer après dinañ ñëw contrôle këram xool ndax effectivement ci këram lay dund dañu yónnee contrôle bu ñu contrôler pare après dañ koy jox séjour par force parce que loolu loi la kon koo xamante ni sa yaa ngi fi te amoo këyit te sa frère wala sa sœur am nationalité mën na la déposer nga am këyit ci kaw ñu defaral la këyit bi firnde ni yéen ñaar bokk ngeen boo demandé direct rendez-vous Kastoura fa nga dëkk ñu jox la ko wax la këyit yi muy àndal jour boobu boo leen présenté woo dañ koy déposer bu ñu defee contrôle bi gis ni effectivement mi ngi dund ak yow sa kër après ñu jox ko séjour bu ñu koy jox séjour nag 2 ans lañ koy jox 2 ans lañ koy jox séjour mais bu ñu ko joxee 2 ans séjour booy def sa étreinte te fekk liggéeyul wala daawoo ko def sax mais da nga koy def par force parce que liggéeyul da nga koy dugal ci sa étreinte bi mooy wane ni yaa ko yor akkaari ko yaa koy dundal bu 2 ans yi jeexee fekk nga def sa étreinte dugal ko ci sa étreinte boobu ngay yóbbu mooy tax ñu jox ko 5 ans te du def test italien bi du jaar comme fi ñeneen ñuy jaar pour am carte de séjour kon c'est important boo ko defaree lay kayit 2 ans lañ koy jox bu ñu ko joxee 2 ans yi pour nga mën ko utal 5 ans da nga koy dugal sa étreinte bu dee liggéeyul pour buy renouveler 2 ans yi sa étreinte boobu nga ciy dugal pour wane ni sa famille la bokk yaa ko yor en charge mooy tax ñu jox ko testara bi nga xamante ni pour 5 ans la pour ngeen xamee ko ci noonu et que lu am solo la parce que aussi 5 ans yoo xamante ni dañ la koy jox te duñ la def loo test italien duñ la amul yenn gàllankoor yi doo ci fay yenn fay yi parce que ba tey bokkul ak critères yi kon loolu loo am solo la ñu xam ko ci. waaw xam naa ni dañ leen di sant di leen gërëm ci déglu bi di leen jox rendez-vous fii ak ñaari ay bés ñu ñëwaat ci yeneen point yoo xam toujours ci li ñuy tënk la ci ni ñuy dundee fii ak règlement ak loi yi nga xamante ne war nañ ko respecter bu ñu ñëwee indi ci wax ci liñ ci xam luñ ci mën a tontu ñu tontu ko ci ku ci am luñ ciy dolli woote dolli ko ci. li ñuy tëjee rek mooy di leen soññ ci ni bitim réew la ñu nekk suñuy gouvernement war nañu taxaw te bokk na ci li ñuy dooleel mooy ñu taxaw ba signer des accords bilatéraux yoo xamante ni danañu aar fii yokk suñu am-am li ñuy am fii am lu ci jóge fii dem Sénégal jariñ suñu réew gannaaw ñun la ñuy jële suñu poos kon muy lu ñuy jariñ di jariñ Sénégal di lu ñuy aar aussi maa ngi leen ci soññ di ci soññ sama bopp saa su ne nañ ci taxaw am ful la doon benn bopp pour que ñu nit Sénégal ñu mën a am accord yooyu ak Italie wala beneen réew bu mu mën a doon te amu fa rek ndax luy jariñ Sénégal la lu ñuy jariñ ñu leen sant di leen gërëm ba beneen yoon incha allah jërëjëf.